salaamaaleykum mbokki internet yu B52 TV amatu nañu mbégte ak contentement tasiwaat ak yéen ci benn jàkkaarloo bu ñu war a def ak le B52 l'enfant chéri de la Petite Côte mbër ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la ziar di nuyu waa B52 TV yëpp di la wax ni kontaan naa trop parce que Mbour daal li may wax rek Mbour moom wax dëgg yàlla waaw sama dëkk la kontaan naa trop si ñoom si supporter yi si ñaan yi ba ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si ak alhamdulilah rabbil alamin waaw. mu dooroon 1995 ci arène sénégalaise ba 2022 macha allah muy carrière bu spécial boo xam ne yombul mbër def ko champion dëgg moo koy def mu jógee ci bés bu mag muy digganteem ak Balla Gaye 2 nit ñi doon wax mën naa nekk mënul nekk mu ñëw confirmer ko macha allah foofu la ñu bëgg a door ak moom di ñaanal ki nga xam ne moo nekkoon bras droit am di magam di léppam muy Pape Dia. ci Pape Dia boobu la ñuy dooree mu doon sa premier combat ginnaaw làquk Pape Dia nan nga waajalee combat boobu ak nan la def ak manquement bi nga xam ne am na ci yow. waaw Pape Dia moom defe naa wax si moom répétition la rek wax naa si moom lu bëree bëri ba nga xamante ne souvent du may bëgg a wax ci moom lu bëri si média parce que damay tout le temps sama xel day sori sama xol day tooy parce que yàgg naa wax ni sama waajur bu góor mu ngi dund. mais Pape lañ gën a xam parce que taxawaay boobu la amoon si man du woon taxawaayu sax ay mag ak yooyu taxawaayu waajur la woon parce que man maa nekk ñetteelu rakam ñu bokk ndey ak baay mu yar ma ñu bokk benn kër ba bi may tuxu sama kër fii si at boobu la làqu maanaam sama ndaw yëpp si loxoom laa ko defee kon tey bu loolu amee. mu dem si âge bi mu dem ma fekkee wéram fekkee feebaram bi mu koy commencé daaneel ba bi mu koy dominer ba ay dernier jour am waaw day nekk benn vide bu mag boo xam day nekk si man waaye waxoon naa ko nee naa ko mën na nekk vide mais mën na nekk ñaaxit waaw parce que benn dina la wéetal dina la manqué waaye di nga ko jéem a honoré parce que tey sama première sortie si làmbu Sénégal sans Pape Dia diisoon na trop mais li ma ko mën a honoré rek tooy mooy indil ko ndam bëggoon naa nag mu fekk ko fi parce que mu ngi ci dëgg tey yii yëpp bi mu nekkee si lal hôpital doon nañ ci waxtaan sa revanche ak diw bu ngeen di daje fii xam nga si arène nationale bi di expliquer ay wax yoo xamante ni ndeysaan kon nag yàlla bi nga xamante ni mooy sunu borom rek moo sañ lu mel nii moo tax ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fi mu jóge waaw. yombul nga taseeg champion bu mel ne Balla Gaye nga daanoon ko yëf yi ñi naan dafa feebar rek wéruloo nag nekkuloon en forme nga ñëw delloo fa sab loxo muy slogan yow boo xam ne yow yaa ko génneel sa bopp njeexaat foo faree doom delloo fa sab loxo bëgg naa loolu nga leeral ko ci nopp nit ñi nga xam ne dañu koy dégg waaye xamuñu li nga bëgg a wax. xam nga làmb aar la donc sport la ak culture. mooy maanaam dafa am aspect boo xamante ni mooy aspect sport bi am côté boo xam ne culture la mooy tout ce qui est folklore muy tëgg yi muy wax yi yooyu mbër affaire artiste la da ngay am ay inspiration rek comme bëri woon nañ 2014 ma daan ko après combat bi jege si waat ñu ne nag kon fa nga jaaroon ba daan ko da ngay jaaraat foofu pour daanaat ko. loolu nag pour nga tënk ko doo wax ni damay jaar fa ma jaaroon daanaka da ngay indi baatu olof mooy que jeexaat foofu fore doom rek da nga fay delloo sa loxo waaw moo tax ma ñëw si open press bi avant dañ ko répété nag géej ñu ne jeexaat foofu fore doom delloo fa sa loxo jeexaat ñu waxtaan si ak Doudou Mbaye accompagné ko ak benn bàkku bees jeexaat nag boo déggee ñu koy wax baykat yi ñoo ko gën a xam niti kaw yi te man bawol la mooy maanaam bu ñu demee ba tool yi jeex dafay am ay gerte yu des ci tool yi loolu nag xale yi dañ daan ñëw di ko sullit di jeex gerte yi léegi foo jeexee rek ba for benn doomu gerte da nga naan damay jeexaat ndax da nga yaakaar beneen nanga fa waaw moo tax ñu créé ko ne jeexaat foo foree doom delloo fa sab loxo. ñu bari communication Bombardier daf leen a séduire
da nga am ku lay tàggat ci communication wala yar gu ñu def ci yow la. non base bi la parce que Pape daf si joué rôle bu bari boo xoolee samay signature sax yenn saa yi daan naa bëgg a mer bëgg a wax mais fu ma masaan toog fu mu mën ci toog si biir nit ñi dama koy bàyyi xel parce que daawul sori su ma waxee ba xam ni maa ngi ci raay bi daf may def ay signes lii mooy baax na su ma naree kii mu ne ma nii voilà yooyu noonu tàggat dala ciy tàggat ba da nga koy tàmm waaw kon benn bi éducation de base la bu ñu def si ñun ñaareel bi aussi Pape daf si joué rôle bu bëri moo tax vraiment bu ñu la dékkee micro nga wax aussi da ngay sóoraale lu bëri parce que yenn saa yi kilifa woo la kilifa gu mag ci réew mi que muy këri diine yëpp nag yenn saa yi nit kilifa woo la ne la diw de man de seetaan naa seen mbir mi dem mais ni nga waxee rafet na fi nga teg sa tànk kooku da nga doon xalaat sax ni kii est-ce que dina seetaan lii bu la oowee ne la seetaan naa ko na nga waxee rafet na kon nga xam ni booy waxati ci rajo wala télé loo xam ne adduna bi ñoo koy seetaan da ngay sédd cër ñooñu waaw moo tax bu ñuy wax it dañ koy sóoraale bu baax xam ne am na kilifa yu mag yu ñuy seetaan waaw. sa adversaire ku mu mos di langal dina la ne bu ñu toogee 2 minutes ñëwoo dinaa ñëw dinaa la attaqué dinaa la koñe dinaa la def nii ndax ci biir loolu am na yokkalantey kàddu yu ngeen def ba ngeen yegg ci loolu ba mu wax la ne tant de minutes boo ñëwul dinaa ñëw. non bii moom waxul loolu parce que bii journaliste seeti nañ ko ne ma temps bi may leen non comme moo doon maye temps dem leen laaj ko ñaata temps la ma may parce que bu njëkk daf ma ne 1 minute boo dawee 2 minutes waaw ma ne ko sakkan na la sa batterie si daw waxu daw moom jarul nga koy wax ndax man du ma dawal góor yàlla loolu bokkul ci man mais mayewul temps waaw mayewul temps nee na du maye temps bi yoon war bi sifflé yi làmb ji jeex du maye dara ma ne ko kon dañuy daje parce que man xalaatuma la dawal mais bi moom mayewul temps mais nag foofu laay profité rek comme tudd nga ko mooy encouragé ko champion la defal na lu nekk waa Géejawaay defal na lu nekk goxam mais làmb noonu la sport moom da ngay wuti rek def li nga war a def mais ndam moom yàlla moo koy joxe yàlla moo ñu ko jox keroog ñu ngi koy encouragé ba di ko wax nag mu takkaatee dàllam dem liggéeywaat waaw. coow dina bari lool ci sa diggante ak Balla Gaye parce que dañ naan wéruloon ñëwaat na ak forme maanaam ndax mën nañu xam naka nga ko waajale parce que dañu gis ne Bombardier dafa indi beneen stratégie beneen taxawaay bu ñu gis ci moom boo xam ne consultant yëpp technicien yëpp nee nañu tant que Bombardier mi ngi bëree nii doomu aadama dootu ko naan ci làmb ji muy taxaw nekk ci sa garde toog ci say tànk tëj fépp ku ñëw boo xeexee ak moom moo ciy jëlee la koy naqari bu ngeen bëree moo ciy jëlee lu ko naqari loolu luñ la digtal la wala yow sa stratégie bopp la. waaw mais méthode de travail yi la xam nga dama ko waxoon bi ñu bëree pare mu ne dafa feebar ma ne ko dama bëgg bu ñuy bëriwaat na nga dem ba faju ba wér ba wóor la ni wér nga boo xoolee ci communication yëpp mu ngi naan ka nga daanoon ak kii duñu benn bii dafa pare bii dafa dem na INSEPS yàgg naa ko wax ni ko ay nit ñu ma respecté la ay respecté naa leen trop xam naa fa parce que foofu nga am yaakaar pour demal liggéey fa lu la doy mais man li ma doy sport de combat am na ay staff boo xam doy nañ ma après ñu def analyse ñu def jàngat que man sama combat yu bëri yu ma ñàkk amul benn mbër boo xam daf lay jàpp manœuvrer la def ko lu la neex daan la li ëpp yow yaa koy bëgg agressé bëgg koo jële fii léegi mu jeex ba nga def benn faux pas ñàkk sa combat ñu toog def waxtaan ñu ne nag lii dafay jeex parce que nag âge boobu nekkatul si yow mentalité boobu waratul nekk si yow boo xoolee heure yaay def heure daan sa bopp léegi nag lii moo jeex donc say combat léegi da nga koy programmer voilà moo tax keroog ñu indil ko stratégie boo xamante ni daf ko bett si ñun waaw. ndax Dakar dina saf ñetti yoon. Dakar day saf ñetti yoon combat bi li ci laxasu dafa bëri waaw li ci laxasu dafa bëri parce que dañ ni mbër yu bëri 45 ans la ñu arrêté man bi ñu ma ko waxee dama ne bu ñu arrêté woon si 45 ans du ma leen wax dara mais man sentir naa ni mën naa ko def ba léegi benn tey Bira Sène mi jël engagement nekk tey président CNG bu bees jël risque tey yokkaat at yi man mu njëkke ci man lii tax loolu mu dëggal ko man maa koy def tey su ma ñëwoon rek wone fa état de forme boo xamante ni kenn xamul lan la wala nga ñëw bëri fa bëri boo xamante ni wala nga def fa yëf yoo xam ne da lay woon ni kii nekkatul kon Bira Sène day am problème
benn pour won leen ni 45 ans si la góor yàlla dëgg-dëgg di am doole waaw ñaareel bi ma wax ko sànq mooy sa première sortie sans Pape Dia da nga ko war a confirmer ñaareel bi ñetteel bi mooy nga daanoon ko mooy dafa feebar di indi ay di jéem a taqal nga won leen ni la woon noonu du sax lu may tànn lu may defaat la ñett yooyu yëpp da nga koy bëri waareel ba pare dafa am ñu bëri ñoo xamante ni dañ doon am xel ñaar que lam doon man na ko ba léegi wala mënatu ko da nga leen di wan ne ba léegi mu ngi fi ma ni leen nag sama défi bi ma amaat tey parce que mbuur moom defe naa wàccoon nañ ak man gungeen nañu ma ba macha allah ma def carrière bu gudd man tamit defe naa ni objectif bi ma amoon tey mooy siggil turu mbuur ba fu ñuy tudd si sport tey si mbuur ñu tudd ko objectif bi ma doon kii tey defe naa ni atteindre naa ko kon sant yàlla waaye bi ma desee nag man boo xam ne sama objectif bopp la mooy dama bëgg nekk roi des arènes pour 3e fois. Dakar saf ñetti yoon loolu laa bëgg incha allah. ok ngay bëreek ba tey sa adversaire ñu gis ne benn yoon xeex ngeen nga touché ko mu xaw a reculer nga taxaw boobu est-ce que gisoo woon ne boo ko toppee ci la doon gën a yomb ak lan moo tax nga taxaw xaaraat ko. waaw dama ko defoon sama combat ak Eumeu Sène dama ko dóor sentir ne dóor naa ko ma yéeg ci kawam pour jeexal combat bi boo xoolee chute bi sax loolu la parce que même Eumeu Sène mënu def commentaire ne dama ko jàpp def ko lii dama ko def lii danaan rek na yàlla moom may ndam d'accord nañ ko mais bi ma ko dóoree man ku ma si dóor bu sama loxo dal damay xam ni dal na parce que da nga koy sentir après ma daw gëdd ko ma gis mu def recul des fois stratégie day demee noonu nga dóor nit ko du desee mu desee kaawoo retiré def retrait nga daw di dal si kawam mu wàcc def pivot moom day bëree loolu même bu may dal si kawam damay dem si kawam ak calcul dóor naa ko bu dal ma xam ni jël na ko bi ma yéeg pour xool ndax kaawoo na ko retiré ma dawaat ko dëbb ko sol waaw si la arrêté génn saako parce que boobu ko bi moo ko jàpp. daw dëbb sol boobu ci laa bëgg ñu dem parce que ñu bari dañuy wax ne Balla Gaye mbërëntaan la dañuy wax arène bi bokk na ci ñu ñuy lim ñu dàq fee bëre ngeen daw daje mu taxaw pour jox la wet pour mboot la ñu gis ne da nga siggi taxaw carrément loolu wóolu sa bopp la wala defe woon ne risque la ci jàkkaarloog Balla Gaye jox ko wet carrément siggi taxaw. dafa am lu ma doon wax mas naa ko wax sama interview yu bari ma ni leen yenn saa yi li lay naqari rek mooy da ngay am qualité bëri yu bari yoo xamante ni arène bi suñuy combat dafay soriantoo da ngay gis tey nga toog 1 an 2 ans yoo xam ni benn combat ngay bëri war a ñaar mais bu ñu leen bëree tous les mois ou tous les 2 mois si la qualité yu bari di feeñ mais dama doon woon tamit sénégalais yi que dàquma bëri yàlla xam na ni combat bi wax naa ko sama coach yëpp may leen su ma ko dóoree mu daan sax day desee neex si man li ma bëggoon tey mooy jàppat te def naa ko dama ko jàpp bëri loo ko daan ko si bëri xaj na peut-être arbitre bi moo xaw ma dafa vigilant wul xaw ma lan la nit la aussi nit tamit des fois da ngay juum dafa juum mais dama jàppanteeg moom si bëree daan ko si action bëri tey ku mënul bëri wala faveur bi nga joxoon si bëri tey bu doon loolu lu nekk la damay daw bëri bi man mais contact bi awma lu ma ci daw amul benn mbir mu ne Sénégal bu may daw contact jàppante ak yow te xaaral ba ci kanam tuuti sax waaw. ci biir bëre boobu ngeen jaxasoo jël la am selon tous les amateurs nangu na ñu ne jël la am léegi yow lan nga ci nar da ngay bàyyi mu sedd wala lan nga nar. waaw moom koy xanaa gën a seetali victoire bi rek mais manager bi waxtaanoon nañ ñu ne ko dañu def recours ou réclamation. ñu réclamer sunu victoire bi nga xamante ne moom mooy jël bi pas ñu ne avertissement yi ñu dindi avertissement yi ñu réclamer sunu jël bi nga xamante ni jël bi nga ko daan la nga xam ni si archive bu ñuy def duñ defati ay victoire par décision arbitrale victoire tout court la ñuy def voilà loolu moom dinañ bind réclamation tey incha allah. gis nañu ne suuf bu sutante dañ koy jàll te ku ñeme dañ laa dee Balla Gaye bi muy préparer sa combat dañu gis internet yi ñu bari ñu wane ko digganteem ak autorités yi fu ne mu dem fa ñi ñaanal ko ñi gunge ko ci seeni man-man ndax yow loolu def nga ko. waaw xam nga làmb nag dinaa ko jox tuuti conseil làmb dafa am tuuti secret dañu am ay réalité man kilifa yu bari bu ma leen di guddi laay dem
parce que dafa bari ñoo xam ne dañuy waxtaan ak man guddi du ñu bëgg a fës mais moom daanaka lu muy def loolu day fës peut-être xaj na lu mu bëgg la ou moom moo ko bëggee noonu mais daal man li may wax mooy bari naa kilifa yoo xamante ni dinaa leen seeti di waxtaan ak ñoom fii si dëkk bi ak lu génn dëkk bi mais lépp man guddi laay dem waxtaan ak ñoom ñu dénk li ñu may dénk ma ñëwaat toog. kon mën nañu wax ne autorités yi jàpp nañ ci. waaw da nga laal ñaar da nga wax ay kilifa ak autorité man dafa am kilifa yam si suuf laa lay wax am tamit autorité yoo xamante ni ay autorité lañ mooy ñi ngay tudde ay politiciens voilà tey am na ñu si jàpp am ñu ñoo xam ne jàpp nañ ci ku mel ni Fallou Sylla vraiment dafa fidèle moom chaque combat dafa am loo xam ne ministre bi da koy génne jàppale ñu ko Omar Sy aussi pareil chaque combat buñ ko sollicité dina génne def si ku mel ni Cheikh Issa Sall aussi buñ ko sollicité suñuy combat def si jàpp aussi ku mel ni Siré Ndiaye waaw am na tamit koo xam ne aussi combat bi jàpp na si ñu ngi koy sax waaj a seeti pour sargal ko muy cubu bii nekk ginnaaw raay waaw moom it vraiment bi combat bi desee presque 2 jours gisee nañu mu jàpp vraiment si déplacement booy ak billet yi di gërëm aussi Métal aussi bi combat bi desee quelques jours yónnee na fi ndaw def si enveloppe joxe pour déplacement booy yi kon daal képp koo xam ni jàpp na si ñu ngi lay gërëm mais ki nga xam ne dama koy beral mention spéciale muy Maguette Sène vraiment dama koy beral njukkal à travers aussi B52 TV ñu ngi leen di jox information que ni suba incha allah à partir de 17h sunu première sortie parce que dama ko promettroon ndax dafa def geste boo xamante ni geste noble la mooy que combat bi dañ ko jàppoon ba mu des 3 jours ñu reporté combat bi mu yónnee ma enveloppe boo xam ne daf ma ni comme dama ne woon dama ciy jàpp te sama kàddu génn na dama koy def bu ko neexoon téye ko bon bi mu ko defee nag ma ne ñu déggante 2 jours avant combat bi ma ne ko damay daan te dama leen di drapeau bi mu ne maa ngi lay xaar donc suba à partir de 17h incha allah lañ ko bëgg a yóbbul drapeau bi ànd ak sunu convoi dem seeti ko sargal ko. ayca mi ngoog dina ànd ak convoi bi à travers B52 TV incha allah suba lay doon dem jukkali ki nga xam ne moo di monsieur le maire Maguette Sène kon donc mi ngoog na ko ñëpp waaj parce que damay wax ne àll bu nekk la fay ñuul moo fa dim ñàkk yàgg nañu sagal sànq ci sama biir animation à la rajo dama waxee xol ba aboo xuus fekk ma ci biir studio bi na ma yaa ngi waxee xol ma ne ko nag dafa jot waa Mbuur yëpp génn ku jàppaloon jàpp ñi jàppoon gën a jàpp parce que boo xoolee dëkk yëpp dañuy jàppale seen i mbër gis nañu Mouhamed Ndao Tyson ni mu fi meloon ak waa Kaolack gis nañu Balla Gaye ni mu mel ak waa Géejawaay gis nañu Modou Lo buy bëree waa Parcelles maire yi dañuy génn kon donc dafa jot te ku neex a tiitaroo la koo xam ne tey mosuñu rusloo biir Mbuur lay takkee ngemb biir Mbuur lay tekkee ngemb slogan am yàgg ngeen ko dégg guddi Mbuur te àll bu nekk nag la fay ñuul moo fa dem ñàkk te bu góom mettee borom teg ca loxo ñun ñoo ko juddule sunu doom la sunu tiitër la fu ñu dem couleuru Mbuur lay représenté kon donc il est temps ñi jàppaloon jàpp ñi jàpp gën a jàpp ñu def loxo ci biir loxo ndax ay sànqalañ bu ñu mbooloo mën a watu wer lu mu am doole lu mu am fit lu mu am kàttan bu ñu nekkee ci ginnaawam lay gën a sentir loolu bu ñu ko bàyyee te benn yoon muy wét loolu nag sama kàddu la du kàddoom ndax mosu ko nanga wax ci média parce que nag am na yoo xam ne nit ki mënu ko waxal boppam bu ñu delloo ci làmb ji gis nañu ne sa diggante ak Mouhamed Ndao Tyson bëre ngeen fi nga daan ko ñu ne leerul ak leer na mu bañ a ñëwaat sàqi yow lan moo tax sa diggante ak Balla Gaye jël bu leeree noonu te bu doon moom mën na ko def lan moo tax xalaatoo ne naa dem sama yoon. waaw man bëgguma yàq làmb te ku ne xam na ni daan naa ko jël bu leer adduna bi yëpp teg seen bët tey su ma ñibbi woon tey dinaa yàq journée bi yëpp lépp lu ma defoon rek dinaa ko yàq après bi ma dawee noonu taxaw ak coach bi bi ma arbitre bi woo daf ma ni demal ñu yëkkati sa loxo pour moom loolu la si laa ñëw jox loxo sama mu ne ma non jël la amul dama sifflé avant non daf ma ni rek jël la amul da ngeen di bëriwaat
ma dem ni coach bi joxaat ma prothèse bi dañuy bëriwaat puis xam nga cumikaay yi commencé bouger commencé yëngatu affaire yooyu may leen damay bëriwaat parce que gëm-gëm bi ma am mooy kii bu ñu doon bëri fii ba 3 heures de temps mënu maa daan ma ni coach bi dama nga toog nga dalal sa xel li nga ma entraîné doy na ma kii fii ba 3 heures de temps mënu ma daan mun na ma demal tey su ma demoon rek dinaa yàq événement bi te man bëgguma yàq làmb bëgguma yàq événement boo xam ne amateur yi ñu ngi koy xaar waaw. nee na yow da nga dem ardo. waaw non xam nga man kay daf ma jaasa parce que mbër miy bëreeg mbër kay bu gaañoo moo koy xamal boobu ni gaañu na ou arbitre bi mooy xool ne kii gaañu na mais moom mooy joxoñ ko naan kii dafa gaañoo dafay naaj ak fan ma ne ko ay kaay nga bëree moo gën see ngay def arbitre ñëw xool ne ma kañ dem médecin bi xool ma ne ko nañ dem médecin bi ñëw xool jël affaire bi laal ne ma dema nga bëri. nee na dafa defaru pour ñëwaat jàkkaarloo ak yow bi ngeen jàppante lan nga sentir ci moom doole wala defaru na wala physiquement taxaw na. non booy maa ne nëpp doole yàlla xam na ko moo si boppam xam na ni bi ñu jàppante xam na ni maa ko ëpp doole te buñ ko laajee dina xam ni maa ko ëpp doole te bu fekkee dafa wax rek normal dina ni kii bi ñu jàppantee xam na ni kii moo tax ba ñu jàppantee ba tàqali ko moom jàppante bëggatu si dara wallaay. dañu gis ne ci biir combat bi aussi lu combat bi rëy lu stade bi fees lu bés bi rëy yow yaa ngi taxaw yaa ngi relax yaa ngi fecc yaa ngi njuug loolu lan moo tax. waaw confiance ak serein parce que tey ñu bëri moom loolu lañ ko xalaatoon mais waxoon naa ko sama gars yi may leen signature yeeg wax yeeg yooyu bàyyi leen ko rek mais biir géew ba foofu moom sama yëf la parce que dama ànd ak confiance bu dal parce que xam naa li ma liggéey xam naa it ñi ma ñaanal xam naa ñi nekkoon sama ginnaaw moo tax bés bi dama yëg ndam ne tey jii mënuma daanu waaw moo tax boo bëree ba si biir nga commencé di fecc di def yooyu day déstabiliser adversaire moo taxoon ma ko doon def. dañuy wax ne Bombardier am na 45 ans ba pare macha allah garder léppam dooleem physique am lépp hygiène de vie la wala lan mooy secret bi. mais benn da si nekk de gis nga mbër yi d'accord naa nekk seen grand si wax waaye bari na ñoom nekkuma seen grand waaw xam nga man defuma jugement parce que man bi may ut këyit làmb taxul yaakaaru moon sax mbër laay doon parce que man ñaari option rek laa amoon dem armée ou ma nekkoon navigateur ñaar yooyu moo nekkoon sama bëgg-bëgg moo tax am naa këyit lu yàgg mosuma def jugement xaw moon ni mbër laay doon kon tey du ma dugg si làmb def jugement mais nag làmb ji bari na ñu kuppati de kuppati lu bëri mais kuppati moom li ma yàgg a wax rek boo kuppatee si ay këyit boo ñëwee si làmb ji ko la gis xam ni yaram bii kuppati nañ waaw nañ man d'accord naa mag leen nekk seen doyen waaye nañ dawal ba si kanam rek. ok hygiène de vie bi laa bëgg nga ñëw lan mooy secret Bombardier macha allah. bon hygiène de vie bi ma am bon peut-être may yàlla benn mu ngi ci. waaye waaw non xam nga sax boo nee bañ a baali day mel ni kuy baal dafa bon mais sama génn bariwul. wax bañ a baali ku wax baal wax guddee tëdd te guddee tëdd baaxul ci athlète. loolu laa lay expliquer nii yàlla dimbali na ma du ma tux du ma naan alcool du ma jël drogue du ma jël lépp loo xam ne lu dul naturel si man la donc loolu benn la ñaare bi aussi lu may lekk waaw damay xam ni lii qualité la mais pas quantité xam ñu bëri dañu yaakaar lekk bu bëri am na si mbooyi mbëri nekk si équipe bu ñu ko seetaan dañ xam li may wax bu ñëwee gis ma li may lekk dañ naan saa waay yow lekkoo pour ñun da ngay lekk bool yow kese may leen lekk qualité ak quantité du benn loolu foog ñu def si attention mooy maanaam quantité mooy nga ñëw fekk bool bu fees ak ceeb amul benn légume amul jën amul dara nga lekk boolu ceeb nga lakk sax benn jën kese lekk ko ak salade citron moo ëpp vitamine nga lekk boolu ceeb bi loolu mooy entre qualité ak quantité. si sama yaram lu ma ciy def mu nekk lu ma xam sportif daal li ma leen di conseiller mooy yii xew jamono bii léegi nii ay yokk masse ay yokk volume ay nangam nañ ci def attention bu baax parce que bari na effet yu muy def boo xasee def effet sa yaram ba yàq ko pour nga defaral ko problème la te après làmb dafa am beneen vie maanaam nga sa santé làmb 40 ans 45 ans am na ñoom du ñu egg sax 45 ans ñu arrêté léegi sa yaram boo defee loo xamante ni tey daf lay indil problème da ngay bàyyi bëre doo wér
man na loolu dama ko éviter bu baax. Et puis yàlla dimbali na ma sama dox bariwul am na ñu dëkk Mbour fii tey yenn quartier yoo xamante ni man nañ ñi mosuñu ma gis wala bu ñu ma gisee télé la c'est très rare ma génn te sportif nag dafa am baat olof yi ma waxoon gars yi ne ma répété ko mooy mbëtt bu dul teggi yoon ak ndaanaan bu dul faussé rendez-vous bu guddee fan tamit du jóg suñu yaram di fanaane soo bëggee ma faram fàcceel la ko waaw mooy koo xam ni da nga bëgg a def résultat ci làmb te fu ñu tourné ci dëkk bi gis la ngay dox mënoo am performance mooy entraîné ngoon gi topp dëkk bi dox ba fajar waaw bëgg a xëyat fajar tegaat ko ci am performance mënul nekk il faut ñu meral la ci sa waay dafa jafee gis mooy boo jógee entraînement rey sa bopp boo ñëwee nga tëdd noppalu booy dama leen di wax ni sportif foog nga am ñaari xarit da nga am say xarit à part ak xarit sportif bu entraînement jotee nekkal ak sa xarit sportif yi ngeen dem entraîner su fekkee nag pare nga entraînement nga am sa yeneen xarit bu heure tëdd jotee bàyyi leen ñoom parce que énergie bi nga dégagé si ngor gi ñoom dégagé wuñ ko bàyyi leen ñoom ñu guddee tëdd yow nga dem tëddi loolu mooy seen différence yéen ñaar waaye ànd na xarit sportif entraîner ngoon gi guddi gi nga ànd ak yeneen xarit ba bër set xëyaat ànd ak sportif yi doo am performance waaw loolu moom maa nañ ko bàyyi xel bu baax beneen bi aussi mooy rendez-vous foog nga koy faussé mënoo nekk fépp déedéet dem fépp loolu mënul nekk moo tax foog ngay faussé rendez-vous beneen bi mooy mbëtt bu dul teggi yoon mooy benn fréquence rek ak benn yoon ku ko bëgg a gis demal telle place ndaanaan bu ko siy defit boo guddee fan moom doo jóg suñu yaram yi fanaanoo parce que xaar leen ko léegi mu romb wala xaar leen ko fii lay toog léegi wala fii lay nekk foog ngay bëri ay feem waaw. Daxaar bi dina saf ñetti yoon incha allah yàlla mën na ko te yàlla dina ko def ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan pour mu saf ñetti yoon nag ñan ñoo nekk sa kanam ñoo xam ne war nga leen a dégager pour Daxaar bi saf ñetti yoon maanaam ñan nga viser. mais lamb bul bu ndaw buy tourné la tey roi des arènes mu ngi si Modou Lo am na combat ak Ama Modou Lo daan naa ko Ama mosu ñoo bëre te man li ñu bind tey mooy man seul contre tous la Eumeu Sène moo nekk sama kanam fi mu toll nii ambition mam yëpp mooy daan Eumeu Sène xaar diggante Ama Baldé parce que boobu mooy njëkk Ama Baldé Modou Lo mooy njëkk quel que soit résultat bu fa am sa adversaire dafay nekk tey bu Modou Lo daanee da nga koy may revanche su Ama daanee mosu leen a bëre yow objectif bi nga mooy daana Eumeu Sène rek jël fee ki yor titre bi nga bëreeg moom jëlaat ko nag ne leen seen làmba gi noonu. mën nañu wax ne daal kon ne sa digganteeg Eumeu moo nekk sa kanam mais yaa ngi lorñe diggante Ama ak le roi des arènes muy Modou Lo. mais bu baax xam nga su ma la nee su ma ne loon tey objectif bi rek si daan Eumeu Sène la yem kon ñi le bàyyi ma leen xel mais dama ne objectif bi mooy jëlaat roi des arènes troisième fois te nekkul si Eumeu Sène ñetti yoon waaw léegi objectif bi ma am actuel daan Eumeu Sène su ma paree Eumeu Sène kii yor roi bi fale dañuy bëri mënu ko bañ waaw. tey gis nañu ne yow ak sa adversaire ñu ñëwaat tuuti en recul joxante ngeen ay kàddu ci digg géew gi kàddu yooyu ndax mën nañ ci jot. waaw loolu secret làmb la rek mais ay kii la rek ay jéem a déstabiliser ay bu ma la jàppee daan la ak ay naa la duma genre comme yooyu rek yooyu la ñuy waxante tooñante si biir géew mais vraiment wax bu débordé amu fa. non wax bu débordé amu fa aussi encadrement am dama am ak ñoom ay relation ku mel ni Aziz de temps en temps mu woo ma téléphone tooñ ma man it yenn saa yi ma woo ko tooñ ko mais yëpp si ay cadre kaf rek biir géew boo si tooñante nañu fa mais vraiment benn wax boo xamante ni wax bu débordé la boo xam ni daf may naqare ak yooyu vraiment amu fa yëpp dañ doon tooñante rek quoi waaw. waaw mi nga ko léegi dañu lay bàyyi parce que vraiment ci li ngay jógee combat la ku nekk xam nga ni ñu koy waajee ku nekk xam nga ne athlète aussi day soxla boppam soxla récupération léegi lan ngay wax internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan B52 TV ak say mbokk say xarit say am di jàmm say jegeñaale yi nga xam ne jàppoon nañ ci bés bi ku ci nekk ak wàll wa nga féeteeg na nga mëne ñii di ñaan ñii di wirdi ñii di def ay ñaan yu rëy kon donc am nga njukkal boo xam ne war nga ko jëmee ci ñoom lan lay doon. waaw bala may dem fenn nag damay gërëm sama famille yëpp waaw ñëpp lay gërëm su ma nee famille rek wax naa ñëpp ndax combat de c'est une semaine presque tous les jours ñu ngi fi dañuy ñëw yendoog man luñ fi war a def
dañ naan ma yow jógal boo jógee entraînement dama nga récupérer lu ñu war def ñu def ko maa ngi sant sama famille yëpp nag aw ma ci xàjj ak seen comme ni ñu koy waxee góor ak jigéen nag mag ak ndaw ñëpp gërëm naa leen bu ma jógee sama famille gërëm sama staff bi mooy écurie bi président beeg Pape Silla ñu ngi koy nuyu suñu coach su mbay booy ne si écurie bi yëpp mbëri yëpp entraînement yi dañ doon dem ba nga xam ne da ngay gis ku ne xam ne combat bi tey da koo jël pour combat donc nit nag ki lay may doole kooku foog nga remercier ko maa ngi remercier écurie bi yëpp waaw di gërëm aussi presse locale bi waaw ndax nit ku nekk li nga am rek boo ko joxee valeur mu am valeur xam nga dafa am des fois ma gis ay sorties yu gars yi def si yeneen staff yi ne Bombardier lu tax des fois du ànd ak ay mag parce que man ñii laa door a ndool ñoom laa nekkal ba léegi la ma newoon tey lu may am mbuur ma koy may lu may ñàkk mbuur ma koy xañ ci loolu laa nekk ba léegi parce que tey ñii ma doon àndal bi may nekk xale di démarrer sama carrière man maa leen di jox valeur pour nit ñi jox leen valeur si laa nekk ba léegi waaw di gërëm képp koo xam ne jàpp nga si combat bi ndax nag kenn mënul lim ñëpp mais fans club bi aussi bu ma jëlee nuyoo bi teg ko si loxo Abo ak Jibi Ndiaye waaw vraiment ñu tasaare ko si fans club yëpp parce que fans club dañoo bari ubbi benn groupe WhatsApp tudde ko Bombardier sunu mbër waa Bombardier sunu mbër maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que tey préparation combat bi yëpp foofu lañ ko doon waxtaanee kon nag maa ngi leen di sant leen gërëm képp koo xam ne dégg nga sa tur ou déggoo sa tur xamal ni xol bi maanaam mënul matale lépp mais yéene yi ëpp na loolu kon sant naa leen gërëm leen di gërëm aussi waa B52 TV di ñaan mu dem ba nekk télé bu mag a mag a mag waaw fépp fu ñuy gis télé ci àdduna bi ñu ko fay gis incha allah. dañuy wax ne genn golo gudd na waaye law ci laal borom yëg ko te nopp amul kubéer gis nañu ne relation bu fluide nga am sa diggante ak sa wayjur wu góor naam wayjur wu jigéen wu góor waaye kële booy dem moo lay ñaanal boo ñëwee moo lay gàttandu. waaw ñoom ñaan ñëpp samay xarit lañ sama yaay nag mooy sama sëriñ sama waajuru góor ki ma tuddee muy sëñ Ousmane Seck xam nga mbër yu bari dañuy nëbb ay tur man sëñ Ousmane Seck lañ ma tuddee bu Thiénaba sama waajuru góor sëñ Ousmane Seck mooy sëriñam si li ñu ma nettali bi ma ganee àddina daf ko wax mu ne maa koy tudd si bi mu ñëwee moom moo ma uuf tudde ma boppam ne ko kii maa ko séddoo ne tudde naa ko sama bopp bi may bëree di ko fooye di nëbbatu dañ ma ko doon tere après sama waajur góor dem si moom ne ko sa turandoo bi de am na lu muy fooye bu dee am naa ci ndigal ma bàyyi ko bu si amul ndigal ma teel ko koo tere mu dem ba si moom wax ko mu woolu ma ñëw mu woo ko mu toog mu ne ko kii bàyyi ko parce que lii bëgg-bëggam la man mi sax daan naa ko fooye waaye fu ñuy dégg nit si àddina bi dinañ ko si dégg jour ba lañ ma jox ndigal pour ma bëre waaw. merci beaucoup. jërëjëf. merci beaucoup chers internautes et téléspectateurs bu B52 TV dajale woon bu ñu doon daje ak le grand champion Serigne Dia Bombardier ci victoire bi nga xam ne rek ndokkeel nañu ko ci bokk ko ak waa département de Mbour région de Thiès bokk ko ak waa Sénégal ndax ne mbir mi nag j'ai l'habitude may wax ne du lenn kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci ku ci nekk war nga ci mën a gis sa bopp ndam li yàlla na ko jik ki nga xam ne moo di adversaire am aussi ñu ngi koy ñaanal di ko encourager bu baax a baax di ko ñaanal moom le B52 li ci kanamam bi yëpp yàlla na yàlla dogal mu atteindre objectif am parce que nee na Dakar gi la bëgg mu saf ñetti yoon te yàlla dina ko def incha allah ay ci mi ngoog di jaajëfee sunu techniciens yëpp merci beaucoup à mon frère Moussa Diallo merci à tous les Mbourois et Mbouroises ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla doole jàmm ci Sénégal di leen ñaanal atum naataange atum xéwal atum sutura yàlla mën na ko yàlla def on se donne rendez-vous prochainement ci yeneen i numéro jërë ngeen jëf ci déglu beeg seetaan bi